nekkay ak Hadj Assane Gueye. li gën a ràññiku tey ci yéenekaay yi bokk na ci gindiku gu am diggante état beeg jàngalekat yi observateur xëye ko ñëw ci lu mu duppee nag secret juboo gi waxtaan yi mu ne yàggoon na lool waaye jur na juboo diggante état beeg juróom-ñaari mbootaay syndicat jàngalekat yi mu ko seqaloon muy waa CELS Celsotontics SNELAS FC UDEN ak SYNS bokk na ci juboo gi nag xoolaat gu nu xoolaat séddaleem juróom-ñeent fukki milliards yi nguur gi teg ci taabal ji wàññib délai bi jëm ci payuk ndàmpaay ak sañ-sañ yi nga xamante ni ñooyu jàngalekat yi jële ko délai boobee ci ñaar fukk ak ñeent ci weer di ñaari at yóbbu ko ba ci ñaar fukki weer at ak juróom-ñetti weer li ko tàmbalee weeru mai bi lay doon yéenekaay bu groupe Futurs Médias mel ni ku naan état bi def na la mu mën ndax daanaka yegg na ci 35% téeméer yu jël fanweeri ak juróom yi CEDEAO digle ne lu nu war a jëlee ci budget yóbbu ci wàllu payoor yi liggéeykat Le Soleil ne koppar yi nguur gi dëgtal jàngalekat yi jóge na juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards dem juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards am na cay dogal yoo xamante ni yu ñeel juboo gi daañ ko tàmbalee doxale weeru mai bi 2022 taxawal na ñit kuréel goo xamante ni mooy topp juboo gi ngir ak wàccoog dogal yi yéenekaay bu ànd ne waaye juru ndongo yi nag rafetlu nanu bu baax jéego yooyu état bi def juboo gi diggante état bi ak jàngalekat yi Sud Quotidien ne am na fu jàmm dikkaat naam waaye am na ci foo xam ni it faw ak taaxirlu muy ci weti SAEMS ak CUSEMS yi sàkku ci nguur gi ñu xaar ba tey ci altine ji ngir ab tontu laas ne réew mi yépp ngi déglu waa CUSEMS ak SAEMS tey ci yéenekaay bi monsieur le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo naan ci délai yi nga xamante ni joxe nañ ko yépp ngir saafara tawat yi dinañ wàccu ak moom source a gis ne yooyee ñaari syndicat yu tontoogul nag di CUSEMS ak SAEMS su weesoo lam leen mën a jural ak la leen di yoot ci askan wi ne ak njëppi wala ak mer mooy état bi nga xamante ni ci boppam mu ngi leen di artoo ki daan wàllu politique Pastef du parti bi njëkk bi ëpp doole ci opposition bi waaye PDS la di kàddu yu Doudou Wade nekkoon dimanche ji ganuk grand jury RFM la tribune xëye ko tey Doudou Wade wéer ko nag ci li nga xamante ni mooy kàttanu parti bu ca ne ci réew mi yépp ci wotey député yëfi woon ci atum 2017 rax ci dolli mu ne Pastef demeewu ca woon sax yoonu boppam Ousmane Sonko it mu ne non inscrit la ci assemblée nationale jamono yu nu fa amee ñoom groupe parlementaire ci ña fa ëpp di waa PDS lu jëm ci jubóog Macky Sall ak Abdoulaye Wade nag mu ne janj yi rek dul daje ndax comme gis nañ ni Macky Sall soppeeku na ànd na ci yi waxtaan Aliou Sall moom rak ak président Macky Sall maire bu Guédiawaye ba woon Le Quotidien fësale tey ji mouvement politique bu mu taxawal duppee ko renfort Aliou Sall gis ne Benno Bokk Yaakaar daa soxla ngelaw soxla noyyi waat renfort rencontre nationale des forces républicaines pour le travail donte ca weti président la ñu fare mu ne renfort dand na APR ca nag yéene bi mooy dem seen yoonu bopp ci wotey député yi ak it yu paluk njiitu réew ñu des ak politique yeeg wàllu anam yi wote ak lu jëm ci caution ki parrainage njiital AJ/PADS Mamadou Diop Decroix moom ay dabb daaxee la ko jàppee gis-gis bu yéenekaay bi di réew mi xëy fësal mu jàppee ko daanaka seggukaay ngir ñi amee koppar di ko yóbbul ñi ameewuli koppar ci wàllum politique ndax ni mu tëddee ci réew mi Mamadou Diop Decroix ginnaaw bi mu rafetluwulee li financement des partis amul ci réew mi la mu gis mooy système bi jëm ci anami wote ki pal gi faaw ñu xalaataat ko xoolaat ko sekkeen ak njawee ni ñoom la ñu war a xoolaat xalaataat ko mooy ay wo ca Ukraine tey ñaan mu gaaw teel a jeex ndax le mandat nee na ay du yam ci bopp borom de ca woowu ay daanaka dina ami njeexite yu métti ci réew yu mel ni sunu yos yi nga xamante ni dañoo wékku lool ci bitim réew ci wàllum dund yéene kaay bi nataale blé ba mburu maag mboq ma libération wàllum tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon xëy tey doomu Congo buñ naan gii bëggoon jàllale ay candidat bitim réew jaare ko ci chambre de commerce ak industrie bu Portugal Sénégal lu toll ci ñeent fukki candidat téeméer ak ñaari passeport nationalité yu ci ne ñu fekk ko ak i cachet yi chambre de commerce et industrie Portugal Sénégal ca bureau mi ca Nord Foire bi fa takk der yi wàcce Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Hadj Assane gënoon na fës ci xibaar yi Imam Aliou Ndaw ak ñu mandal ñu leen di attewaat tey ñu leen di toppee kañ terrorisme boole ci ànd ak ay doomu aadama ji def ñaawteef atte bi nar a am ñeenti at ginnaaw jugement première instance président bu bees bu Ligue sénégalaise bi xeex ak yelleefu doomu aadama yi wax na li ko gën a yitteel Alassane Seck ni ak yelleefu gone yi ci mbedd yi ak respect droit à la marche ci lay taxaw murid yi wutali Touba tey ñuy màggal gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké Kazu Rajab di bésu ñaan ak bernde ci nekk ma ñi war a mën a teewal Afrique ci coupe du monde bi war a xew Sénégal nag la ko doon yitteel démb mooy fexe woon daan Kenya daan bu yaatu lu ëpp fanweeri poñ ngir mën a toog ci toogu bu njëkk bi ci groupe am loola xale yi mate nañu ko ndax dañoo daan ñii di waa Kenya Sénégal am téeméer ci poñ Kenya am juróom fukk ak juróom ci poñ xale yi mel na ko Mouhamed Faye ak seen capitaine ba di Youssoufa Ndoye wàññe nañu seen bopp bu baax a baax si googulee jongante sole tam itam ma nga foofoo
Sénégal nag daal dinay dabu defetam gi nga xam ni amal na ko ci digganteem ak RDC niki dimanche gi Sénégal dafa daal di daan gu yaas waa Kenya 100-55 loolu sax daal di koy may mu daal di toog ci première place su poule D bi mëneeru Sénégal bi nekk ci AS Douane di Mamadou Faye di ko rafetlu. dañu waroon rattrapé wu. dañuy perte bu ñu perte suñu kanam public def nañ ko respecté nañ ko suñu coach bi alhamdulilah. bon lépp entame bi la rek ak joueurs yi njëkk dugg ñoom ñoo yombal jeu bi parce que ñoo ñëw dugg bu baax si match bi loolu moo tax après ñun ñëpp keneen ku si dugg da ngay suivre c'est normal. pivot gaynde gi di Boubacar Touré xamal ñu ne dige bor la ñoom ñoo ko dige woon daal di nañ koy def. match bi on est sorti agressivement moo tax comme li ma waxoon démb rek ñun bu ñu joué bu ñu dawee rek ça on va être c'est difficile pour équipe yi taxaw suñu kanam quoi on a pu faire ça aujourd'hui dañuy daw jouer rapidement moo tax ñu mën a gagner match bi tey mënuñu recevoir ba pare di ñàkk 2 matchs à domicile loolu c'est inacceptable moo tax tey dañu ñëw agressivement on a pu gagner ce match. beneen pivot feelu ko ci wet ga mu di Khalifa Ababacar Diop mi nga xam ni nag bii sax moo nekk gulet muy bokk ci sélection A bi moom it di rafetlu li ñu def tey dig daje ca fenêtre bii di ñëw. je suis très content de débuter avec l'équipe nationale. lii commencement la rek juillet lay daax instant yi démb dañoo commencé wul match bu baax mais tey on a bien joué comme collectif on a tout fait pour gagner le match. ci ñetti jogante yi nga xamante ni moom la Sénégal amal ñaari ndam la ci daal di am lajj ci kanamu République démocratique bu Congo waaye loolu nag teewul gayndek Sénégal yi daal di nekk ci première place su poule D bi di xaar nag fenêtre bi nga xamante ni moom nañu war a amal ci weerub sulet. boobule jogante itam dana ko xaaj fukki équipe ak ñaar ñoo ca nar a bokk ñu def ko ñaari poule yooyu nag ca jël jiitu ak kay topp ca moom dañu daal di kon dem directement ci coupe du monde ja ñu daal di seet nag ci mboolem équipe ya ca des ñi ca gën a am taxawaay ñu tuddee ko meilleur troisième mu mottali leen ñu doon juróomi équipe yi war a gunge ak teewal continent africain bi ca googule coupe du monde football fii ci réewum Sénégal ak lu jëm si fukk ak benn bi journée championnat génération foot Guédiawaye démb dañoo tëwoo ku ne dugal nga benn sa kañ morom Njàmbur Casa Sport amul ci but kenn dugalul ca Louga la woon Gorée ñàkk diggante mag waa Pikine yi leen fekk ba noppi naq leen ñeenti bal ci dara lañ leen mujjee door Dakar Sacré-Cœur itam dafa tëwoo ak waa Jaraaf Cheikh Gueye entraîneur Jaraaf bi ni daal li ñu doon def dallu ci jamonoy Coupe d'Afrique bi moom moo xaw a damm seen taxawaay waaye faw nu joyante ngir mën a tàmbalaat di laabali seenum fas Cheikh Gueye entraîneur Jaraaf. équipe bi championnat yëpp ñoo xaw toll doole te booy football équipe Dakar Sacré boo xamante ni nii tey moo la recevoir mu jige woon keroog si défaite da ngay xaar kon match bu jafe boobu gis nañ ko ba nga xamante ni donte équipe bi ñu doon dajale amul occasion yu leer mais en matière de possession moo nu xawoon a dominer xawoon nañ am ay jafe-jafe si milieu bi ba nga xamante ni rectifier nañ deuxième mi-temps ba teewul sax bi ñu rectifier am nañ ay occasion mais xale yi tey amuñu woon lucidité bi nga xamante ni moom lañu am ki nga xam moo ni dugal di buli am na benn je pense boo xamante ni peut-être xawoon na yomb mais li ñuy def rek li ñuy wax rek moo nu gënoon a bëgg dugal léegi ñun li ñuy xool mooy xool fi ñu toll parce que am na ñeenti match yoo xamante ne gagné wuñ si benn dañuy match nul kon xool fi ñu toll rectifier surtout sur l'animation offensive pour mën a delluwaat si li nga xamante ni moom lañ doon def avant trêve bi parce que ñëpp xam nañ ni avant trêve bi am na si benn dynamique bu nekkoon kon leer nañ ni trêve bi baaxul woon si ñun mais tamit amul ay excuse je pense que ay solution yi mooy delluwaat defaruwaat jéem a recevoir Mbour Petite Côte jéem a am ñetti poñ si moom. championnat Sénégal bi nag génération foot Casa Sport ak Guédiawaye football club ñoo nekk ca kaw ca Mbaba Daara ya Njàmbur ak Jàmbaar démb ay doomi Sénégal ñoo doon jongante ca Angleterre bu yàggul dara ñoo bokk mooy ngir xëcc ndam bi ñëw fii ci réewum Sénégal démb ko ne doon xëcc ndam mu dem Sabor mu doxoon diggante Sadio Mané ak Edouard Mendy kii ne Liverpool ka ca des nekk Chelsea wante xale Sadio Mané bi moo mujjee daan xale Edouard Mendy ji ci série de penalty fukki bal ak benn la ñuy waa Liverpool dugal ñii di waa équipe bu Chelsea dugal fukki poñ kese moom Edouard Mendy gannaaw boo defee jongante bu am solo dañ ko mujj génnee ci njeexital ga ngir indi Kepa ndax amoon nañu njort ne dina jàpp penalty bu noppi dugal waaye la ñu njortoon ci moom lépp frasta di xëdeen noonu ne la Sadio Mané amee geneen ndam jël ligue ba daal di kon yóbbu moom ak waa Liverpool am geneen ndam Fama. jërëjëf Malal. big bi téeméer lay jar ak fi réew mi toll big bi téeméer lay jar. dinañ la ko jox incha allah. ok. rajo askan wi. xibaaru caade yeeg ñu ànd ci Kana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi juróom-benneeli édition festival Sahel ouvert jeex na ni kii démb dimanche ay artistes yu bëri daal di nañ def seen i prestation ci scène yi ñu doon amal fële ci wetu fleuve bi ñu daal di profité ci occasion boobule ngir woote ngir jàmm sax ci région wu Sahel bi.
ñu fekki ca Mumba suñu envoyé spécial Aminata Ba. ambiance bi ñu daal di koy doore ak fifiré ay gaal yu ñu daal di décoré ak couleur yu Sénégal nekk di daw ci dex gi topp itam rythme ndënd yi. ay xale yu ndaw ak ay soxna yu ñu solal ay yére traditionnel topp ci spectacle bi amal nañ ci itam ab concert boo xamante ne woykat bi du Sona Jobaate mu ko daal di ubbi. Baba Man ak duo Daraji Family daal di itam wane seen bopp. thème juróom-benneelu édition bu festival à Sahel ouvert ñu daal di koy jagleel jàmm ak ndox ndongo ci di rafetlu bi li initiative. kaddu gi du lenn lu dul jàmm la paix boo xoolee artiste bi jaar yëpp muy Numukunda di Noura bi jógee Mauritanie donc nañ jàpp ne ci kaw musique bi population yi war nañ mën a di am dégg-dégg ci loolu pour mën a gën a booloo. festival à Sahel ouvert ñu daal di koy amal ci week-end bi ci Mbumba ay spectacle ñu daal di koy amal ngir bégloo ndaw ñi waaye itam andi nañ ay proposition ngir rek fexe ba daal di sukkali anam bi nga xamante ne moom la askan wi di dundee ci bile gox. ci week-end gi lay weesu itam Kaolack mu ngi doon màggal 72 heures agriculture lu ëpp ñeent fukk ci ay artistes ñoo ci bokkoon ki nga xamante ne nag moo taxawal xew-xew bi di ñaar kilifa yi ñu gën a dugal seen loxo ci lii di secteur culturel bi ñu fekki fa Pape Mbaye Diaw. ak Gemboor si dance. ay jëmbe bokk ci li nga xamante ni moo gën a fës ci 72 heures art et culture yi ci Kaolack Aline Badara ñu ngi ñu koy wooyee Black ji di xamle ne li tax ñu organiser ndaje mi mooy fexe rek ba jiima relancer secteur culture bi nga xamante ni jamono ji sooxee na lool fii ci Kaolack. Kaolack ku ko dégg di nga xam ne dëkku aar la alors ñu gis na nag xëy na dem na ba fi mu ne nii mi ngi nax saay parce que lan la y a plus d'activité. ngir nag Kaolack daal di jëlaat place bi nga xamante ni moom la aman ci wàllum culture il faut que rek autorités yi daal di investir ci loo xamante ni day jàppale artistes yi.